tey nag ñu toog ak l'honorable député Malick Fall ñu xam ko bu baax a baax xam ko assemblée nationale yàlla dogal itam député gi nga nekk ci assemblée nationale xam nañ ko mais également yaa nekk maire Diourbel te Diourbel nekk béréb boo xam ne bii bu jege Touba la Aminata Tall moo fa nekkoon loolu lépp daan ci dikk léegi am nga itam beneen mouvement boo xam ne bii da nga ko jiite tuddee ko gëm sa bopp alors kon ba léegi yaa ngi jàppale président de la république def na la député et tout waaye demagu à 100% ci APR ndax allié nga loolu daan ci dikk léegi ci wàllu leeral réew mi fi mu toll daan ci dikk léegi njaareem gis nga tolof-tolof yi ni jànkoonteel fan yi sax maa ngi dégg ne am na yu leen di faral di manqué ak yu demee noonu nga taxaw ci mais am nga ay adversaire politique yu la déclaré loolu nga yëg ko nga bañ ko yëg ci suuf xëy na say bokki bopp léeg-léeg ñoo la ciy déy dara waaye bu dee yow képp dana doy waar parce que am na ñoo xam ni fi nga toog ñu ngi koy xëccoo te bi nga xëccoo Diourbel tamit doy na waar lool et danañ wax également ci wàllu opposition bi marche bi am tey assemblée nationale mbir Idrissa Seck yëpp daañu ci ne Malick ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay El Hadj Maodo. Malick njaareem doy na waar de. waaw doy na waar gannaaw maa ñoo dugg ci mbir mi maa ngi nuyu di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke sunu borom yàggal ko lool suñu kanam daana ko wér ak di ñaanal aussi sëñ Mbay Si xalif général Tidiane di ñaanal aussi xalif général yëpp di ñaanal suñu mbokk jàng yu aussi loolu lépp di leen nuyu tamit ci turu waa Njaareem yëpp ñoo fi yebal den turu aussi ci bureau municipal bi ma jiite ak ci turu mouvement bi nga xam moom laa leen jiite donc li ma lay tontu mooy Njaareem doy na waar mbaay ñu ngi sant yàlla bu baax vraiment ñu ngi sant yàlla bu baax déet di nga sant yàlla mooy lan mais Malick waaw di sant yàlla dafa sant yàlla day am ci lu muy taxaw de waaw tax boo xoolee tey ji boo seetee Diourbel wax dëgg na yàlla bi ñu fiy ñëw am na yu bari yu ma manqué woon mais depuis bi ñu fi nekkee ba tey di góor di liggéey di ut partenaire yeneen ñu ko doon ut feneen ak en même temps di ci waxtaan ak président de la république wax dëgg na yàlla mu ngi ciy jàppale bu baax ci yu bëree bëri moo tax gis nga tali yi bientôt ñu ngi leen démarrer chinois yi ñëw nañu donc gis nga marché Ndoumbé Diop bi nga xam ne ci campagne bi lañ nekkoon mu lakk commerçant yi amuñu woon fu ñu nekk ba tey jii sax amuñu mu taxaw ni dinañ ko taw xalaatal altine bi day ñëw defar ko. waaw mais Malick problème bi mooy njaareem dañ ne wax ne ci diwaan yi gën a pauvre la bokk. Touba lekk na leen ba ngeen jeex tàkk maanaam ci waxin. Touba jël na lépp. et que yéen daanaka da ngeen di kalangaatu rek te foofu moo doon béréb bi nga xam ni fa la administration bi nekk mais doy na war. waaw loolu moom la ñuy xeex parce que man damay wax tantôt que man maire Diourbel la maire commune Diourbel la donc man ñi may fal ëllëg ak ñi taxoon tey jii ma nekk maire ginnaaw yàlla waa njaareem lay doon kon man ñoom lay défendre te loolu idée boobu ngay wax chaque fois ñu ngi ciy waxtaan pour que état bi gersu Diourbel xam ne Diourbel chef lieu de région la infrastructure yu mu manqué yëpp wax dëgg war na ko am mais président de la république xam na ko ndax xam nga amutoon hôtel léegi tey ñu ngi construire hôtel ba nga xam presque 2 milliards la 72 chambres 4 suites présidentielles te loolu bu jàllee dina gën a mën a soxlawaat dëkk bi am na ay parc d'attraction bu ñu fay tabax gis nga tata yi amutoon charrette ñoo fa daan daw mais tata yi bees tàq ñëw nañu pour changer modernisation transport urbain. danañ dikkaat léegi sax ci Diourbel loolu dama ko tijjee rek comme yow la fa yàlla teg ak yu demee noonu mais danaa ci dikk lu yaatu mais yow. mais Diourbel Aminata Tall moo fa nekkoon. Aminata Tall ci wàllu politique. mbër la kenn du ko jàggi ruur. yow foo jaar gars yi parce que affaire bi nee nañ Malick ay mbiram dafa doy waar fan nga jaar ba daaneel Aminata Tall loolu doy waar. non loolu du lu compliqué. non compliqué na Malick yow tamit mais Malick Aminata Tall nga gañe ko. waaw mais loolu xam nga mbiru suñu borom la. et puis en même temps aussi ci nit ñi aussi il faut ñu yëg nit ñi man boo xoolee entrepreneur la man presque mouvement laa yor. fàtte woon naa ne entrepreneur bi sax wax nga dëgg entrepreneur. voilà entrepreneur la donc man li ma gën a taxal mbir mi nit ñi jàpp ci damay liggéey ci social. di ànd ak nit ñi ci social. lépp lu ma am bokk ak ñoom lu mel li ñu nekk ma nekk ci looloo tax waa Njaareem wax dëgg neex yàlla ñu ànd ak. mais loolu Aminata Tall bi nga ci woon. waaw mais xam nga tey par exemple moom ci boppam mënuma cee sori trop dans la mesure où xëj na moom lu ci bari xëj na lam ba mu fa nekkee am na la mu ca def am na lu mu deful mais li am solo rek mooy man fu ma nekk nii li ma war a liggéey fu ma war a yóbbu Diourbel xeex bi foofu la nekk te loolu ci lañuy xëy ci lañuy gontu donc kon la tax ne yàlla jox ñu ndam. bi ñu amee mouvement ànd coalition ànd defar suñu gox donc li tax yàlla jox ma Njaareem daal léegi ki ñu yëg ak surtout ku fa dëkk ndax man fa laay yewoo sama ñaari soxna yi fa lay nekk samay doom fa lay jànge léegi nit ñi bëgg nañu daal képp ku ñu def maire nga nekk ak ñoom
en tout cas daal nekk gi ma nekk ak ñoom lu ma am bokk ak ñoom lu ñu xew ma taxaw ci foog naa looloo tax waa Njaarim tànn ma tax. loolu la voilà maa ngi dikkaat parce que dama lay coq rek ni ñuy dugg ci waxtaan wi l'honorable député assemblée nationale Malick Fall entrepreneur effectivement entrepreneur am mouvement mais sa waay mais yow gars yi man ci digg bi laay jaar parce que ñoom ñëpp ñoo yëngu ci politique bi. te ñoom gis nañ ne da nga faa war sax fa fu jóg Cheikh Gueye kenn la ci ñoom. waaw man loolu ci digg bi laay jaar parce que ñoom gis nañ ne ñoom ñoo xam li ñu war a wax xam li ñu war a def seen diggante président loolu loo ci sa xalaat. non xam nga man boo xoolee El Hadj Maodo boo xoolee waa Njaarim ñu ngi may déglu tey boo seetee c'est la première fois ma def émission à la rajo. voilà parce que dégg naa kenn mënu la invité ci rajo yow moom. waaw télé mosuma fa. lu nekk daj nañ ko ci yow da ngaa war a di wax nag. waaw loolu li ko indi mooy maam Cheikh Ibrahima dafa ne woon nañu leen fay jëf nañu leen fay wax bu bàyyi jëf li am solo mooy nga liggéey ci askan wi ànd ak ñoom bokk ak ñoom lépp bu boobaa askan wi xëy ñooy ànd ak yow wax bi communication nag léegi dafa jot parce que lan moo tax mu jot ci comme ni nga ko waxee tey am na ñu bari naal yu bari ñu doon dikk Jurbel jig leen ko yooyu yëpp yàlla dafa fekk yu ci bari léegi ñu ngi koy démarrer moo xam man léegi comme nag wax jot na te wax ji dañuy wane junj wane jëf kon ñooñu ngay wax aussi man jàpp naa ne El Hadj Maodo du nu samay adversaire parce que man li ma ñor mooy président daf ma defal lu ma mënta defal sama bopp ndax boo xoolee ni wax nga ko léegi dëkk bi dafa néew doole dëkk bi dafa kàttanam moo bariwul budget bi sax pour ñu atteindre ko problème la kon président su ma woowee ni ma waxul ma la nga ñëw APR waxul ma la nga dugg sama parti politique mais dama bëgg ñu ànd ma utal la bilan te man pour ma am bilan ba sama sët yi ak sama doom yi ak li ma waa Njaarim defal ba am lu ma leen bàyyil président bu ma taxawee ba ne dool dinaa la ko jàppale ba mu leer boobaay damay ànd ak moom jàppale ko. mais am na loo defal président yow tamit am na loo ko defal. te mais Macky Sall du liggéey ci Mali Foro. da nga yaakaar dafa jékki-jékki rek ñëw ne la dama lay jàppale non am na loo def. waaw mais justement dañu liggéey gagné bu ñu gagné élection yi mu oo ñu waxtaan ak ñun pour ñu ànd ak moom ñu jàppale ko ñu def. kon yow bi ngay dem ci élection yi nekk ko APR da ngaa dem ak sa mbooloo. waaw damaa dem ak sama mbooloo. waaw damaa ànd ci coalition defar suñu gox ñu gagné ñu gagné. ngeen gagné gars yi. gagné gars yi sur 76 conseils presque ñoom ñu ngi ci am ay 6 ou 7 conseils loolu yàlla moo ko def loolu du ci ñun yàlla suñu borom la ndax ku la waxoon tey parti au pouvoir aujourd'hui ñun mën nañu ko gagné loolu da nga naan mënta nekk mais lu yàlla defit kenn mënu ci dara suñu borom la ak liggéey bu ñu liggéey ak waa Njaarim delloo ñu li nga xam ne ñoom la ñu doon ànd ak ñoom doon ko liggéey sur le terrain loolu day junñu ni nit ñi gëmatuñu parti politique yi non gëmatuñu ko parce que parti politique yi lu ñuy gën di dem idéologie yooyu ñu doon développé wax yooyu ñu doon wax ak man damaa gëm diw damaa gëm PS man damaa gëm APR nit ñu gëmatuñu lool ou bien damaa gëm ay président de la république nit ñu gëmatuñu lool ndax kenn ku ci nekk boo xoolee say soxna say doom ñoom ñoo la gëm mais li am solo mooy la ngay wax mooy dangaa gëm dëkk bi te xeex pour dëkk bi di xeex pour ñi nga xam tey jii gannaaw yàlla gënoo leen ndey gënoo leen bàyyi gënoo leen askan ñu xeex ba def la nome la soo dee gor sax xam ne ñi yow yaa war a nekk seen jaam El Hadj Maodo parce que ku xëccoo la yow dara jox la loolu lépp la nga war a mën def ngay xeex la nga taxoon moo tax mu newoon la fi te loolu tant que yaa ngi ci ne rek nit ñi boo ñëwee mën nañ la koo delloo ndax fal bu njëkk bi ñoo lay fal waaye deuxième yaay fal sa bopp bi ma falee maire bu ma ñëwaatee député fekk na jot naa fi am lu ma leen waxoon ñu am luñ ci gis ànd ak moom accompagné waat joxaat ma député. mais Macky yow Macky la fal député rek ah. man Macky la fal député rek est-ce que boo demoon députation da nga am dara. man li ma gëm laa wax. waaw man waa Njaareem ñoo ma fal député. ah bon. dama ni ci rajo laay wax man. yow say bokk la fal yow la ngaa wootu mbu. dama ni la samay mbokk ak waa Njaareem ñoo ma fal ma ànd nekk tête de liste àdd ci coalition benn bokk yaakaar nekk député waaw naa ci sant président Macky Sall parce que liste bi ci boppam ba na ñëpp def ma tête de liste kon nit bu la defalee lu teraanga lu baax da nga koy wax. kon Macky Sall naa ko ci sant. mais sa adversaire yi rek. waaye xeex bi ñu xeex moom. dañ koo xeex ci terrain bi ma nekk tête de liste ma nekkuma lutte nationale. lutte nationale nag kooku moom ku ci nekk boo jàllee xëj na am na loo yóbbu waaye département la on a mieux le maillot man ak waa coalition benn bokk yaakaar ak ñu ma ko bokkal yëpp ñu xeex ba ma nekk député kooku nag man képp ku mu ci sant waa Njaareem la. yow waa Njaareem nga ci sant mais d'accord mais Malick affaire bi dama bëgg mu leer.
parce que dañoo war a dugg ci waxtaan wi lu bare bari. mais njaareem yow lu tax gars yi contre la mais yow am na gars yoo xam ne bu sañu doof waaw c'est normal que ñëpp mënuñu am 100% ñëpp bëgg la. mais am na ñoo xam ne daana yow gisuñu sa bilan gars yi nee nañ dara. waaw mais xam nga ñooñu man ñi may contre ñooñu ñëpp man jàpp naa ni xëj na te xeex bi mooy nañ dem ba élection locale contre bi nag mënut a ñàkk ndax yàlla sunu borom Maodo da nga koy wax sax am nañu ko contre am ñoo xam gëmuñu sax yàlla am na am ñoo xam rasulullaay sax gëmuñu ko loolu mënoo def unanimité mais li am solo mooy lépp lu may wax doomu aadama di ko wax waa Njaareem nee leen ànd bokk bëgg suñu dëkk ñu xeex liggéey parce que li ñu. yow sa adversaire yi bu la songee duñ la daan gars yi di mbalmbali nii di wax nii. non mais nañu ñëw ci terrain bi suñ ñëwee ci terrain bi nañu fa fekk man maa ngi ci terrain bi jógewuma fa chaque jour maa ngi waxtaan ak nit ñi maa ngi góorgóorlu maa ngi liggéey ak ñoom maa ngi def lu ñu war a def ñoom aussi bu ñu bëggee ñëw aussi ñëw nekk maire nañ ñëw def nu may def yàlla bu leen joxee maire bi ëllëg nañ ko jël man li ma gëm ba may def campagne Maodo dama ni képp nga xam ni jig nga Njaareem ba te boo ko faloo wér si ñun ñi koy xëccoo yàlla na ko yàlla fal man juróomi at yi ma tiim moo ma ñor ak ban bilan laa ci def kay falu maire ëllëg xaw ma ko te ka koy falu si ëllëg it yàlla na jig Njaareem jikko man loolu laa gëm. parce que yàlla moom fal. d'accord yàlla moom fal léegi nag Malick nag ñu dugg ci mbir yi. li ngay indi jege Njaareem ak Touba lu tuut la mais Touba moom waa APR bu ñëwee rek ñu daaneel leen de mu leen faa gañe mukk. ay taalibe fan Touba daal yéen moom dara ngeen mënul ci waa Touba wala tax loolu. waaw mais loolu politique la ba nga xam ni xëj na président mu ngi ciy liggéey ak waa Touba waxtaan ceeg ñoom jéem a seet ban solution la mën a am pour liggéey ko Touba man li ma gëm daal. ay Macky waa Touba ko bëggul rek. waaw mais c'est-à-dire. mu wax ji jeex loolu rek la bu ñu ko bëggoon woteel ko am loolu logique bi di. waaw mais xam nga tey aussi man li ma gëm mooy politique da ngay dem ci biir population yi nga wax ak moom boo xoolee Touba bari na ay daara yu fa nekk te daara yu bari amuñu ay douche amuñu ay toilettes li ñu manqué dafa bari dëkk bi gën a pauvre ci Sénégal boo koy xool Touba la parce que tey nit ñi fay toxu dëkk ci ay 4-5 kilomètres ci périphérique bi amuñu ndox amuñu courant. di gën a tuuti lu néew lu doomu aadama war a am ñoom amuñu ko te loolu lépp war nañ ci xalaat war a dem ci ñoom war a liggéey ak ñoom investissement yi ñu def ko foofu. mais Macky dégg naa mi ngi investir Touba mais bu investir du tee ñu gañe ko moom wala boog xëy na investissement bi dafa demee boor man de xaw ma. bon l'essentiel def na fa ay milliards ci waxu nit ñi. voilà man l'essentiel comme li nga wax El Hadj Maodo xëj na waa Touba peut-être nañu mën a apprécier loolu man en tout cas département de Diourbel laa dëkk ci lay gën a liggéey ci lay gën a défendre ci lay gën a concentré wu sama liggéey. parce que loolu aussi ñoom fal peut-être ñi ñu fal Touba peut-être bon pourront se défendre pour jéem a reyante loolu quoi. d'accord waaw pourront se défendre mais ci gars yi nga bokk mais Malick. yéen mën leen a bàyyi opposition bi buy dox rek ngeen bëgg leen a dóor bi lacrymogène tey jii ban dem tëriwaat. yéen a am doole ji daal ku bëgg a marche daal du marche. waaw mais élection yi dafa nar a lëndëm kay ñu ne dañoo waa IED dañoo bëgg léegi mbir mi leer. Sirmila ak Sall bintu ministère de l'intérieur policiers yi ñëw wër leen waaw loolu fu ngeen ko teg. waaw mais lépp lu ñu ko teg ci yoon. ah déet waaye si ndax arrêté bi ñu signé woon mais leer na nit nag da ngay respecté yoon su fekkee day ni fii kenn du fi dox kenn mënu fi def marche da ngay trouble l'ordre public mais préfet wax ko mais nañu respecté préfet parce que président de la république ñun ñoo ko fal nañu ko respecté mu nommé préfet bi jël ay décision ñu respecté ko man li ma mën a wax daal mooy. loolu ci yéen Ousmane Ngom la ko ab décret la. voilà mais constitution bi ko ëpp doole loolu kay dañ. voilà ku bëgg a dox kay. waaw mais ku bëgg a dox même constitution boo ko waxee Maodo am na luy constitution wax dafa nga war a bind jaar fu nga war a. mais jaar nañ fu ñu war a jaar. waaw mais déjà bi ñu jaaree fu ñu war a jaar li ñu la wax kay leer na loolu moom mënu fi nekk. itinéraire lañ changé daal nga bëgg a wax ne bu leen taxaw fi. waaw mais loolu que ñoom nañu conformé wu rek bu ñu conformé wu du am benn problème l'essentiel li ñuy revendiquer ndangul ne leen ko c'est tout à fait légitime mais tamit nañu respecté aussi li nga xam ne vraiment moom la fi yoon teg te ñun ñëpp bu ñu ko respecté du ñu am benn problème. yow ragaloo opposition bi 2019. opposition 2019. APR dégg naa am na ay seen coalition bi am na ay lobbying de bu ngeen deful ndànk ci suuf ngeen jëm. baax na dem leen rek. gaa yi ngi ruumandaat ah. El Hadj Maodo. baax na man li ma gëm mooy liggéey bu ñu liggéey Diourbel. te kenn ku ci nekk tey boo mënee gañe fa nga dëkk je pense bien que coalition Benno Bokk Yaakaar mën na dem. kenn ku ne gañe ko xam. kenn ku ne daal na gañe ko xam ñun nag lu ñu mën a assurer mën ko garanti suñu yàlla ci kattanam investissement yi président ñu juboo ak moom ci Diourbel investissement yi ñu ngi koy liggéey te bis bu ñu ko accéléré lu ñu ko war a accéléré mu dox nu mu war a doxe investissement yi gaaw pare
Njaareem ci kàttanu yàlla mën nañu. pourquoi nga Njaareem mais Sénégal gépp c'est vrai que yow la yaay député mais yow maire nga ci Njaareem. mais député nga à l'Assemblée nationale yow kaddu askan wi nga yore. absolument waaw yow élu du peuple nga. Macky Sall falu la. waaw mais peuple Diourbel la. waaw d'accord mais tamit Sénégal gépp nga. waaw Diourbel laa jóge Maodo. waaw d'accord na indi ma assemblée. kii jóge fii kii jóge fii kon donc su may wax woon naa wax ci peuple bi waaye nag tamit su may wax ma wax ci peuple ba nga xam ne moom Diourbel. ñoo la fal d'accord nañ ci fal ndax ñoom laa gën a maîtriser wax dëgg. mais bilan Macky Sall. bon bilan Macky Sall man ni ma ko gisee wax dëgg ne yàlla baax na. bu positif la. waaw pourquoi parce que boo rombee jam ñaajo gis nga liñ fay liggéey yëpp. soo ñëwee fi ma ñëwee boo ñëwee. mais man fa laa romb léegi. gis naa ñu fay liggéey. te loolu àll la woon déjà àll la woon gis nañu bâtiment yi ñu ngi jóg gis nañu tout ça gis nañu programme yi fa am yëpp nañ sant yàlla. waaw bu defuloon léegi loolu lu muy def day toog fi di xool nit ñi rek tan fal ko. mais bu defuloon loolu defulul Sénégal li nga xam ni moom la leen war a defal deful li nga xam ni moom la nit ñi xaar ci moom mais bu ñëwee nit ñi dañuy voté dañuy fal keneen. waaw mais léegi nag man li mu def da ko war a def kon kay léegi leneen loo xam ne lii fu ko nit ñi doon xaar. mu bàyyi démocratie bi daw. ay ñoom Khalifa Sall yii. yaa ngi may dégg. mu bañ leen a jàpp leen tëj ci kaso bi ndax simplement dafa ragal adversaire politique. et puis yow député nga waaye yow sama laaj la benn laaj. yow pomme vote bi jeex na parce que ba ngeen di dindi immunité parlementaire bu Khalifa Ababacar Sall. da nga ko wote woon wala wote woo. waaw mais parce que li tax. man ma voté ko. lu tax nga voté foo ko teg waaye mais Malick yéen dañ leen di xëcc rek yéen Macky Sall da leen a moom. waaw xam nga lu tax ma voté ko ànd moo metti te man dama ànd ak président Macky Sall. kon léegi yow da nga ànd ak li Macky Sall bëgg. mam ni Macky Sall la ma bëgg sama dëkk moo ma koy defal keneen defal ma ko. kon bu bëggee ñu tegee immunité Khalifa Sall da nga ci ànd. waaw mais c'est tout à fait normal. ci coalition la dama ne majorité bi daal fu mu jëm nga jëm fa yow. parce que dañu ànd mooy doxee noonu. Alaaji Maodo ànd moom man de bu ma ànd ak nit bu dóoree ma dóor bu saagaa ma saaga lu mu def ma def ko parce que ànd moo metti du tee nag man la ma gëm man la ma war a wax ci suuf ak la ma war a man def ak moom dinaa ko wax ci suutal ak moom ci suuf waaye bu nu àndee moom dañuy ànd parce que li may defal Njaaréem ak li ma gis ñu ànd di ko liggéey ci Diourbel dama ànd ak moom man mënuma ànd tey tàggoo suba man damay mën a dem xool sama kanam ñu ànd xuus dem lu ñu am bokk ko looloo tax tey jii président son excellence le président de la république bu ñu ñëwee ñu war a voté ñu nekk coalition mais man damay ànd ak coalition bi voté parce que tout simplement coalition bi la. voté daal pour fab doomu jàmbur daal dugal ci kaso bi. non mais affaire Khalifa moom El Hadj Maodo comme ni nga ko waxee je crois le 31 soriwul verdict bi génnagul. waaw juste la mot Sénégal gépp moom la ñuy déglu de. àtte guñu ko foog naa ba tey jii man jàpp naa ne mu ngi joué mu ngi am présomption d'innocence en même temps aussi ba tey atteeguñu ko kon boo xam mënuma ci sori trop parce que tant que atte bi parewul ba atte bi pare nag lépp lu ma ci mën a wax su ma ko ci waxee sama xalaat dinaa ko wax xalaat ni ma ko gisee mais daal pour le moment daal. yow daal non man li ma mënul comprendre mooy lan moo tax lu Macky Sall bëgg rek ngeen di bëgg xanaa amu leen xel. non mais Macky Sall c'est li mu bëgg mais nit ñi dañ koy toog xalaat ko càmbar ko seet nan la ñu mën a defee. ba def ko. am na député bu toog fii Mamadou Diop Decroix. waaw nee na xaw ma ban budget ci fan yi xaw ma année bi budget ba nam duggee assemblée noonu la génne wax da ngeen ko waxtaan mu jàll. fépp waaw. waaw loolu fu ngeen ko teg mais du am débat ngeen discuter xool ba xam lii baax na wala bon na parce que yéen a yor majorité rek lu neex def. waaw mais kooku ñoom ay opposants lañu c'est tout à fait normal ñu réagir. ne ko nangul opposant mais du tee nga wax li xew. waaw mais déjà ñoom ñu ngi def débat ñu ngi wax commission technique dañuy wax commission financière dañuy wax. bu ñu demee plénière dañuy wax député yi bu ñu nëbbante bu ñu nekkee ak commission technique nekk commission financière amuñu benn problème ku ñu da ngay wax sa xalaat bu ñu demee nag ba ci plénière nag foofu nag jàpp naa ne nit ñi nag dañuy wanewu wax fee parce que dañuy politique mais ci biir moom li ma gis député yëpp presque moo xam opposition moo xam pouvoir dañuy daje ku ci ne nga défendre sa dëkk nga liggéey bu correct waaye nag bu ñu génnee ci biti bon comme ni nga koy gisee rek fee dañuy coow rek lu ñu def coow rek nit ñi la ñuy xëlam coowaloo def nii bu ñu paree ñooy bokk restaurant yi añ ñooy tàppante neexut a wax Maodo ñoom ñëpp Malick li nga wax garaaw na parce que déjà député yi bari bu ñu wéetee ñu ngi waxtaan nekk gaayeen nekk xarit bu ñu wéetee kenn ku ne di wax lu rafet sa biir néeg du toog waxtaan bu ñu génnee plénière di wax ja nga xam dalay mel ni ñi ay ennemis nañ or que dans la réalité dañuy politique
dañuy wax la nga xam ne déjà dañuy def cinéma show te sincérité mooy ki la ngay wax ci suuf da nga ko war a wax ci kaw mais malheureusement député ci wàllu boppam comme ni nga koy waxee man député la mais am na ci lu bari tey ji aujourd'hui suñu nekkee commission technique commission dañuy sérieux ñu liggéey bu ñu génnee nag plénière la ku ne bëgg nga ñu gis la nga wax sa xam-xam wax noo ko gisee gars yi apprécier ko boobaa Sénégal la ñuy wax. kon ci commission yooyu ngeen di wax ne en commission technique boobu ngay wax. li ci Sonko waxoon nag xaalis boobu fi 10 millions yooyu ñu fi naan Ousmane Sonko waxoon na fi ne da nga leen di bëgg a jox ko ma leen ay ndàmpaay yéen. loolu am na ñu ko weddi nag ñii ne amul ñii ne am na coow li Sonko ne am na waaw. loolu man li ma la mën a seereel amul. waaw yow Malick ndax man personnellement yow da nga yaakaar ne Sonko day wax ni ci àll bi rek di sànni. non mais Sonko mais li muy wax na génn ay preuve mbaa mu génne reçu bu ñu ko defal mbaa mu wax. non da ngeen ko waxtaane maanaam da ngeen ko waxtaane mu lànk jot leen a génne xaalis bi 10 millions 10 millions 10 millions. gars yi naan ko non Sonko noppil gars yi xaalis bi ñëw mu ne dama koy wax moo tax ngeen arrêté ko. man personnellement li ma mën a gëm bon xëj na loolu am na amul mënuma cee sori ndax fañ ko waxtaane man fekkuma ko te li may wax it damay wax te yàlla tax man daal personnellement fekkuma fu ñuy jëlee ay 10 millions di ko jox ay député. la ñu waxtaane di ko bëgg a jox ay député. waaw di ko bëgg a jox ay député. ci commission fekkuma ko. ci commission. ci commission fekkuma ko moom. fekkuma ko yëguma ko dégguma kenn ku ko wax ni ma ko déggee ci rajo ci Sonko comme ni nga wax noonu laa ko déggee kon nag dama ci maanu. moom yow waaw mais kon parce que da nga ne amul. waaw dama ne man personnellement gisuma ko. fekkuma ko amul ndax joxuma ko fekkuma fu ñu koy waxtaane kon man jàpp te jotoo xaalis jotuma xaalis dégguma ko te kenn si ñoom jotu ko parce que amul kenn ku ma ci laaj moom lu jot na ko te foog naa ni man ñàkkuma fayda ba ay nit di jot ñun xanaa man du ma jot kon donc jàpp naa ni kenn jotul léegi nag bon la muy wax nag moom la engagé parce que man mënuma koo weddi parce que xaw ma fan la ko waxee ak fu mu ko nekk engagement am diggante moom ak yàlla ak suñu borom mais man personnellement gëm naa ni loolu amul parce que gisuma ko fu ñu ko waxtaane gisuma aussi débat bu ñu ko def te foog naa li nga nekk assemblée lépp yi mosoo yëg fu gars yi defee commission en parlant de ces choses là. non man fekkuma ko gisuma ko tout simplement parce que loolu xawma ci dara awma ci benn bu ma ci amoon information dinaa ko wax carrément parce que su may wax àdduna ñu ngi may dégg te ku ma xam-xam ne man du ma waxantu ay waxu. d'accord mais l'honorable député l'entrepreneur Malick Fall njaareem ku ko tudd da nga tudd mbay. parce que Diourbel ba ngay dem Saloum campagne bi ren waaye njaareem a ci gën a dee ak lu ko wër. gerte gaa ngi ne gadd gaddaaral ci àll bi marki dem rek sama journal bi encore ma waxati ko. am na gars yi kaas fii ne gerte gaa ngi nii jënduñu ko nangam ak nangam Macky Sall ndeysaan au lieu mu wax lu nit ñi mën a dégg mu naan ay léegi daal ñi ngi jéem a xool ay chinois xaw ma daal dana jéem a yéen waa kay di waaw du ma leen bàyyi danaa wu jéem a seet nu may def bàyyi ba nëgëni. loo xam ne décembre la waroon a ñu ko tàmbali woon. te nga dëkk ci àll bi yow maa ngi yow ay baykat lañ xam nga ne àll bi doxul. mais doxul wax voilà très bien. mais parce que tout simplement dafa am la nga xam ne tey bu amee kenn mënu ko weddi gerte gaa ngi ni bari na préparation bu ñu war a def pour mar ko mën a jënd déjà loolu moo fi nekk te je crois Sonacos ba may waxtaan ak directeur bi Pape Dieng waxoon na ñoom mobiliser nañu ay milliards yu bari ci banque bis pour mu jox leen ko pour ñu mën a liggéey mais en tout cas man li ma ciy rafetlu man boo xoolee Sonacos Suneor ëpp na juróomi at na mu xumbee ren mosu ko ñu xumbe oto yi ñëw nañu jënd nañu gerte gi foofu au niveau de la Sonacos vraiment gis nañu te am na animation loolu même bu dul dara la nga xam presque de 10 ans loolu amul image boobu rek nañ ko rafetlu te ñaan yàlla mu yokk ñun mais ñun li ñu gis mooy Diourbel moom usine ba moom am na gerte gu bari oto yi bari ñëw nañ fa te loolu moom mooñ ci amul solo donc kantaan nag léegi poursuivre jënd gerte gi jënd diwlin bi dem ko def ay diwlin yooyu ñun nañ jéem a xool na lañ ko organiser parce que jaay gerte chinois aussi ñu retourné waat ñu ko nan lañ mën a organiser waat industrie bi organiser waat tissu bi ba ñu jël gerte gi organiser waat ko defaraat ko def ci ay chocolat def ci tout ça loolu mooy liggéey bi ndax problème bi mooy ñun Diourbel boo xoolee benn ñaari industrie fa amoon mooy bu daam jaane ak Suneor te ba Suneor tëjee ba tey la njaaram presque am problème yu bëree bëri ndax employé njaaram yëpp Suneor loon kon damay interpeller aussi état bi wax leen aussi gerte gi nañ ci gën a am fulaak fayda jéem ko jël jéem ko transformer jéem ko liggéey dundalaat usine Suneor taxawaat amaat kattan jëlaat nit ñu war a jël bu ko defee Kaolack amaat doole Diourbel amaat doole Ziguinchor amaat doole Dakar aussi amaat doole. ndax loolu mais loolu moo tax Idrissa Seck ne àll bi ñëpp a sonn. kon yow de Idrissa Seck moom nee na dara Macky Sall def ko ci àll bi day taxawaat rek loolu. mais c'est ça loolu la wax di.
waaw moom loolu la moom day politique donc je crois bien. day politique loolu moom la engagé. mais yow politique ko man damay politique. waaw kon kay bàyyi Idrissa Seck mooy nu politique. waaw moo tax ma ne day politique man tamit damay politique aussi pour jàppale sama dëkk moom aussi dafay politique pour falu c'est normal que aussi la muy wax ñu nangul ko it nag c'est tout à fait normal. yow pour yow day sànni ba xeer rek. bon waxam la wax peut-être xalaatam la wax léegi nag sénégalais yi kenn ku ne yaa xam nan nga koy mën a gisee ak na koy mën a apprécier li am solo daal politique moom boo xasee jot démocratie la ku ne am nga droit sànni xeer am nga droit wax lu dox lu doxul parce que loolu mooy tax tamit ñu ne ci kaw góorgóorlu su fekkoon tey opposant amul kenn ku nekk sànni waxoor kenn ku ne waxu xala kenn ku ne critiquer ku ci nekk ci kaw day foog ne mu ngi liggéey la mu war def du ko def moo tax accepté nañu man personnellement que critique jóge partout pour que gars yi gën a góorgóor gën a liggéey. fan yii nu génn dafa am benn leader politique bu nekk ci yéen boo xam ne bii ñëpp xam nañ ko bokk am na sax benn mbootaay yam ko mu formé comme ni nga amee sa mouvement mu jàppale Macky Sall mais dafa wax ci benn télévision ne moom il a été déçu waaw mu ne moom dafa am déception xëy na peut-être ci entourage APR la ak yu demee noonu et d'ailleurs moom daf ko wax mais am na ñeneen ñu ne dañoo am maanaam APR daal. yéen daal seen coalition bi daal doy na waar Benno Bokk Yaakaaroo APRoo mais mun leen a àndandoo nekk benn ni ko seen waa ji bëggee mais yéen dégg naa da ngeen di am lobbying ci biir te loolu mu gaa yi ngi koy tàmbali ruumandaat wax naa la ko léegi nangoo cee tontu ay lobbying am na ci biir seen coalition bi nii. imagine te bu keroogee da ngeen di féqatalu. waaw mais xam nga man dafa am lu ma gëm Maodo man par exemple man nan laa nekkee maire Diourbel nekk député ba pare nekk chef de région. dem ba assemblée presque amul benn poste moo fa am. mais voilà. bu fekkoon tey jii danoon seet ki gën a sonn ak ñi gën a sonn ci biir coalition bi je crois man mi war naa ci am. ah bon. oui ci assemblée c'est normal parce que tey jii fu ma demutoon député mën naa nekk ministre ba mën naa am ay ñi nga xam ne mën nañu leen fal ministre sama mouvement parce que man dama nekk allié di jàppale président Macky Sall mais ba ma ñëwee. amul benn poste bi ma jox. ah bon. parce que tout simplement du ma APR mooy li nga wax ci coalition. waaw mooy lobbying bi ma wax. donc comme du ma APR waaye man loolu du ma ko wax ak ñoom parce que man sama débat président laay waxal moom laay jàppale te man nee naa su ma joxul dara joxuma benn poste maa ngi sant yàlla dès lors que mu ngi may jàppale ci dëkk bi ci la nga xam ne mus fi am ndax 11 kilomètres de route. Maodo buy ma ko defalee Diourbel. oui mais Macky Sall yow jàppale ma ci loolu man waxal na waa APR bëgguñu la rek. waaw mais la bëggoon jox la dara. waaw mais waa man joxuñu ma dara buy ma jàppale. à part député ak mbaa bon. te yow maire bi yaa ko fal sa bopp yow yaay rey say nit la fal. maire bi maa ko fal sama bopp député bi damaa ànd ak ñoom bu nu àndee yàlla def ma falu ci kattanam ak waa Njaareem mais dama la bëgg wax ne man Macky Sall li tax ma di ko jàpp di ko jàppale bu mu wér mooy lim may defal Diourbel. tant que mu ngi may defaral Njaareem changé ma taxaw saa xaar këram Njaareem ndax Njaareem Maodo dafa desoon ginnaaw depuis le grand benn gouvernement appui wu fa dañu tardé woon te wax nga ko léegi lu mës a ñëw rek ñu war ko indi chef de région ñu yóbbu ko feneen loolu aujourd'hui mën nañu ko accepter Macky Sall nag mu ngi ciy taxaw looloo tax Maodo man ma jël engagement jàppale ko ngir loolu mais ñoom seen yëfu bopp ak bu nu ma bañee ak lépp lu ñu war a def ak nu ñu xalaat ci man la ma ñor rek. naay jàppale pourtant yow dégg naa gars yi naan bay boo ñu jàppale parce que am nga mbooloo bu dafa ndànk boo roccee sa loxo Njaareem gars yi nërmeelu loolu la gars yi wax kat man xaw ma foo jëlee doole jooju man damaa dégg rek ñu ne ku yebu ànd ak yow ca Njaareem sinon caaf day xam beek sa adversaire politique yi nee nañ wëpp bon léegi nag loolu yaa cay tontu. waaw man li ma ci tontu du bariwul Macky Sall ci boppam na ñëw comme ni mu ko def ñu continuer eggale liggéey bi ñu eggale travaux yi Njaareem bu nu àndee bu nu liggéeyee yàlla mën a def. su ngeen àndul nag su ngeen àndul nag. man envisage wu ma bañ a ànd ak moom. waaw xam naa loolu mais. au cas où mu bañ a def li mu wax. non mu ngi ci nag wax dëgg na yàlla procédure yi ñoo gaawul organisation moo gaawul ndax lënd bii marché bi lakkoon wax naa la ko lënd bii la ministre du commerce ñëw ministre du budget di ñëw pour que entrepreneur bi ñëw ñu commencer reconstruction bi c'est clair pour un montant de 400 millions. tali yi chinois yi ñëw nañu ñu ngi leen ut site bientôt ñu démarrer ça moom c'est clair. wala carte d'identité yi du ngeen ko joxe xaaral rek parce que yéen ñii da ngeen def man daal seen coalition bi jaaxal nañ ma yéen daal Macky Sall lu mu de ma ne déetawaay Aly Ngouille Ndiaye taxaw fële ne man waaw samay carte d'identité lii samay bokk daal daañu am ay waaye ndaw Samba ay waaye ndaw Samba ay waay waaye fu réew mu jëm Malick. waaw mais xam nga El Hadj mais Malick da leen waxal yàlla ak askan wi comme ñoo leen fal. waaw ngeen di fippu.
mais El Hadj Maodo dañuy jël cadre Aly Ngouille il faut ñu jàpp ni ministre la mais nañ jàpp ni aussi politicien la. waaye loolu moo tax nag opposition bi na fa jóg. waaw moo tax comme daa far politicien la donc kon léegi seen yoon moo ni ministre de l'Intérieur mën a organiser ay élection mais na ko organiser c'est tout mais l'essentiel mu tegu ci yoon mu leer mu clair loolu moom gëm naa lu mën a am ndax Sénégal sàcc fay élection mu yombatul ndax tey bu résultat yi génnee. bu ngeen joxul carte d'identité que yéen a ngi sàcc. mais carte d'identité yi ci wàllu boppam man de Diourbel fee ñu ngi joxe carte d'identité fi ma dëkk. maa ngi ni ci rajo laay wax ña nga fa di joxe ñoom Aziz Seck préfecture démb laa jóge réunion foofu ña ngay joxe carte d'identité yi. mais nit ñi aussi su fekkee nag léegi ñu ngi inscrire di joxe carte d'identité mais su fekkee li ñu ñëw ñu jëluñu ko def nañ ay communiqué à la rajo def nañu partout ñu ngi dugg partout pour ñu ñëw jël si ñu ngi naxante def ay affaire bu ko defee nit ñëw jël si ko c'est l'occasion nit ñu dem jël carte d'identité yi mais fekkee carte d'identité bàyyi nañ ko ci préfecture yi mu bari fa nit ñi amuñu jot waa mënuñu am temps dem jël ko mais c'est très compliqué mais nit ñi aussi ñoo war a am ñoom ñoo war a xalaat am benn esprit xam ni nit ñi waruñu leen neexal ñu jël seen carte d'identité du pour vote mën nga ci am passeport mën nga ci am wari mën nga ci nit bu décédé day am carte d'identité mais nit ñi jàpp nañ ni carte d'identité vote rek ko tax a jóg moo tax ñu ne nañu bàyyi ba vote bi jot ñu dem jëli suñu carte d'identité moo tax il faut ñu inciter les gens quand même à ce que ñu jëli carte d'identité yi bëree bëri génn boo demee mairie la fa nekk ci carte d'identité kenn xamul nu mu toll préfecture kenn xamul nu mu toll ni ñu jël suñu ko. mais Malick d'accord Malick dafa am léegi loo wax loo xam ni man daal xam naa ne Sénégal moo doy war ànd naag nit ci assemblée nationale bu dóoree ma dóor bu xàccee ma xàcc parce que ànd dafa metti Macky Sall tey jii andi woon benn loi léegi même bu dee loi ba dafa ne nañu rendi nit ñi ngeen acca bisimilaay. non waxin la xam naa loolu du ko wax. mais loolu damaa bëgg a wax ne yéen daal kon 99% ci li Macky Sall bëgg lépp bu ñuy assemblée vif lay def génnaat. non man du ma ko def. lan duy doo ko def. man pour que man lu Macky Sall ñëw à 99% man ma voté ko. nga ni bisimilaay. non. lu tax. il faut ma xalaat ko. yow léegi yaa ne bu dóoree nga dóor bu. ci affaire Khalifa Sall bi. si bu dóoree ma dóor mais c'est clair parce que affaire kaaw Khalifa Sall c'est politique. Bon très bien. c'est politique yow nag li ma bëggoon a dégg nga wax ko kon nangu nga loolu yow. mais c'est très politique. c'est politique kooku du ma ci dindi benn mot. Khalifa Sall maire la politicien la donc c'est un dossier ba nga xam ne dafa nekk ci yoon mais aussi c'est un dossier ba nga xam ne am na politique ci biir kenn du ko weddi. mais Malick yow même Malick téye courage ah. dama ne dossier yow téye courage li nga wax ni dossier la ba nga xam ne. am na politique. am na politique ci biir il faut pas le nier c'est ça la vérité kenn du wax ay waxi caaxaan naa taxaw fi ci rajo bi naan dossier bi amul politique xanaa man ñi may déglu nañ ne Malick Fall. mais Malick yow am nga fit de. waaw mais fit du dara nangu nga wax dëgg dara new ci parce que c'est ça la réalité affaire judiciaire la pareegul affaire la ba nga xam ne am na affaire la ba nga xam ne lépp a ngi ci biir kon donc su fekkee ne affaire politique dafa nekk ci biir te man ma ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar ci politique fépp fu nu féete ma féete fa ak ñoom ci côté politique. leneen lu ñu nag ci biir dëkk bi indi ko ci askan wi indi ko ci yeneen ak yeneen lu ci nekk ñun dañuy toog xalaat ko parce que man avant may nekk député Benno Bokk Yaakaar la ma waxoon waa Njaaréem ñoo ma yebal assemblée ak peuple bi lépp lu peuple bi bëgg ak lu peuple bi di nangu ak lu peuple bi di bañ ci lay fixé wu ci lay nekk c'est il faut mu clair parce que ñun peuple bi ñooñu fa yebal. voilà loolu laa bëgg nga xam ko. peuple bi ñooñu fa yebal nga xam ne Macky Sall falu leen. waaw dégg nga man nee naa la ci léegi dès le départ man waa Njaaréem ak yàlla sunu borom moo ma fal député maa ngi gërëm nag Macky Sall ndax moo ma def ci liste coalition Benno Bokk Yaakaar lu leer laa wax. mais da nga am sa mbooloo wax yow c'est pas gratuit. sama mbooloo ak ñi ma àndal ñoo ma def député. oui c'est clair loolu du ma amul lu ma ciy nëbb amul lu ma ci nëbb ñu ne nag. non man kay courage politique bi nga am. tappe ci table ji ne effectivement affaire Khalifa Ababacar Sall am na politique loolu la ñëpp loolu moom. mais am na politique il faut pas le nier am na politique c'est ça la vérité parce que problème bi ci posé wu mooy problème la ba nga xam ni déjà maire de Dakar la. waaw oui maire de Dakar la. oui te dafa gagné la mu def ñun atteeguñ ko mun ci sori ñun ñëpp ay maire lañu. xam nañu compte 313 compte maire tout ça dépenses diverses ñun am nañ ko dañ ciy liggéey mais lu may invité nit ñi. di invité aussi ñu bëree bëri mooy nomenclature yi nga xam nekk ci mairie moom la ñu war a xoolaat parce que nomenclature yooyu. ñoom ñoo nekkul en phase par rapport ak réalité terrain. ah bon. c'est ça la vérité c'est ça la vérité donc moo tax déjà nomenclature yooyu tey ji moo permettre maire yi ci bëri ñu mën a ñu mën a nañu bëgg a def ñu def ko même bu fekkee laal ñu xaalis bi
loolu mooy indi problème mais boo xoolee ci li nga xam ne ñun lañuy def par exemple bu dee indigent à Diourbel mais buy nee diw dafa feebar ñun personnellement dañuy jël madame Diop action sociale mu def enquête ba ni diw dafa am ordonnance dafa feebar amul dara nangam ñu jël dossier ba jox préfet mu def certificat d'indigence mu ne ki amul bor fii nangam mu indi ci maire doog a seet lan la ko mën a dimbalee defal ko mandat ci turam. ok noonu dañuy joxe des fois kii mbiri mais mën na am na xam nit ñi yàkkamtu nañu ñu def benn dépense kenn ko pour may ko nit ñi loolu lépp mën na am. ce qui veut dire que déjà texte yooyu moo màgget texte yooyu la ñu war a xalaataat def toilettage bi. pour que au moins aujourd'hui fi ñu toll lépp li nga xam mën nañ ko mën a dimbalee nit ñi ñu dimbaleen ko te du am benn problème mais problème bi yëpp foofu la nekk mais man ku ma xam ne je suis un homme libre. kenn moomu la yow. kenn moom mouvement gëm sa bopp la àndal di leen sant bu baax ànd ak suñu nit ñi xeex pour njaareem il faut mu clair parce que loolu la ñu gëm ñun Diourbel la ñu gëm Diourbel dañoo gënal suñu jëm yi Maodo bu Diourbel defar woon Macky Sall defar Diourbel ba pare. d'accord na ma weer ca naaj wa tàng wa sax. d'accord mais Malick seen association des maires boobu nga xam ne Alioune Sall la ko jiite. dégg naa temps yi am na benn réunion bu ngeen def xam nga fu ngeen daje woon. yàggul dara matagul defe naa une semaine xam nga fan ngeen daje ba waxtaan fa mais loolu defe naa doxatul ah. bon association des maires. non doxatul rek waaye sëñ bi Malick waaye. affaire bi doxul waaye doxul. li ma ci wax. doxul. mais man nan lay mais nu muy doxee. Alioune Sall amul jot. mais man samay xarit ñoo fa nekk. Mbaye Dione c'est mon ami. Aliou Sall xam naa ko mais association des maires pour mu dox li ngay wax il faut nit ñu delluwaat ci maire yi. laaj leen seen xalaat ñu réunion waat ñu seet seen gis-gisin ñu xool nan lañ koy organiser. yow am nga ci subvention yow. subvention. maire yi amu leen subvention. maire yi am commune yi joxuñu leen dara état bi joxu leen benn subvention. non ñun dañu am ay fonds de dotation. waaw justement mais c'est la même chose en tout cas xaar koppar bu dugg. pour koppar bu dugg. waaw ci ay fonds de dotation. waaw état bi leen koy jox. mais dégg naa dara doyu ci am na mais. da ngeen non seulement doyul mais état bi lu ko neex rek am na maire yoo xam ne amuñu dara. maire yi àndul ak yéen kay joxu leen tous. non loolu moom mënuma ci li ma xam daal mooy maire yi doxuñu. te même dotation yi leen di jox du dara dégg naa. non doyu dara matu dara ça je le dis mënuñu dara sañu salaire sax mënuñu ko fay. ah bon. dama ni maire bu nekk fii tey mënul dara amu ko parce que déjà. malgré taxes yi ngeen di def ak. amuñu presque dara c'est ça la vérité te nit ñi amuñu culture fay impôt imaginez Diourbel par exemple presque à peine 48% la ñu am suñu budget te boo jëloon fukki dërëm juróomi dërëm sax mënuñu ko am da nga war a fay salaire wala lu ne nga organiser ko donc kon léegi nit ñi la ñu war a inciter à ce que ni budget commune mu ngi mel ni Maodo ñu booloo nekk commune ñu jël kenn jiital ko ku ci na nga war def sa devoir. kër yi dañu war a fay foncier bâti ñu war a fay ay tom ñu war a fay ay fi ñu gën leen bat mais kër yu bari malheureusement xamuñu sax ni war nañu fay te da ngay dem ci àll bi nga gis ñu fay ay bopp mais maire yi ñu nekk ñun presque duñu fay impôt dina boo nee ne dama bëgg nag léegi indi la courant indi la ndox dafa la ay extension adduction d'eau te yow sa wàccuwaay ak sa waruwaay diggante ak maire bi defoo ko mais pour maire bi liggéey du yomb moo ñu dugal ci wut ay partenariat moo ñu war a di wër état moo ne wër di dem di naxante pour mën a atteindre suñu objectif par rapport ak fi nga xam ne moom lañu population yi teg mais il faut le reconnaître mairie yi néew nañ doole. néew ngeen doole seen association bi doxatul. beneen bi ci tegu mooy Alioune Sall faalewu leen du wootewul réunion ma nga toog fële mu toog dégg naa forum civil sax am ci ko ci wax ne daanaka Macky Sall mi ngi koy fàkkal yoon wee ay fi mu ko dugal ak yu demee noonu alors dégg naa temps yi le président naan mbaa man gaynde laa su ma duggee ci ne réel ci géew bi gars yi daw. loolu mooy lan moom fu mu nekk gaynde xanaa moo daa dàqa politique nit ñi. waaw mais déjà xam nga loolu aussi wax président la dañ ko dugal aussi cadre politique moom moo ko làmbayam rek da ngay mbëri dañuy bàkku kii naan ba ma ko defee nii kii naan moo ko defee c'est normal opposition bi tamit dañ naan Macky Sall du am dara bu ñëwee day daanu analyse yi politique yi aussi wax seen wax moom tamit mu wax waxam nañ ko dugal ci cadre boobu rek. politique non mais ci cadre boobu lañ ko dugal mais Macky mën nañ koo gagné dama ni. déet dara. li am solo ci àdduna man loolu laa gëm yàlla mooy fal. loolu d'accord naa ci yow. ñun Sénégal tey aujourd'hui Macky Sall yàlla moom la fal te ñëpp wax mën na ko ñëpp jàppale mais ba mandat am di jeex moo fi nekk
kon yàlla na ko yàlla yombal ci programme yi ndax bu ñëwee nag Maodo man ak yooyu dañ ciy am. man kay wuma ci man. waaw dañ ciy am. xanaa yow parce que bu lu ma ci am. projet yëpp jàllee tali yi jàll yëpp jàll soo oto daw ci soo oto dawee nga am ci. mais kon leneen li ñu mën a wax mooy Macky Sall ci wàllu boppam moom dina falwaat ak du falwaat man lépp ci loxo yàlla. waaw loolu xam nañ ci loxo yàlla la mais tamit yàlla dafa yoo jox xel. waaw ñuy xalaat. mais li ma leen di. am ay perspectives am. waa APR. APR surtout coalition bi. ma leen di conseiller ñu wàcc liggéey. wax na daal. parce que li tax mën nañu wàcc liggéey parce que président li mu def ci ay investissement ak li mu def ci yu bëree bëri ñoom dañ ko war a jàng xam ko dem ci à la base di ci waxtaan ak nit ñi mais ñoom ñu ci bëri duñ ko def xeexoo seen biir. waxante lu bon saagante siisante ni diw de pièce bii mu toog naa ca toog mais tey yàllaa ko fa teg léegi nag tant que ñuy xoolante xeex boobu seen biir nag ku ci ne di jéem a reyante pour jéem a nag léegi jege président mbaa jéem a falu léegi la way war a fal président ngeen war ko xam càmbar ko nekk ci terrain bi ndax am nit yomb na Maodo mais téye nit moo jafe téye nit lu jafe la dem nit ñi ci cant yi dem ci jàng yi dem ci programme nit ñi liggéey ci social occuper terrain bi te wax li fi Macky Sall def loolee bu ñu ko defoon je pense bien du am benn problème mais nag tant que ñu ngi xuloo di ŋaayoo di xëccoo te dara di ko gut te li am solo aujourd'hui mooy ñu jéem a ànd ak président en 2019 fal ko ba pare luy doog ñëw mais loolu tant que nekkuñu si tant que xeex boobu. yow yaa ngi ni am mbooloo am comme ni nga ko waxee léegi bokk ci allié yi jàppale Macky Sall ñëw assemblée nationale waa APR teg la na lay xam nga ñoom ay guerrier la ñoom moom la ñëpp di xate ñoom boo ci bokkul te yow du yow rek yow xëy na nga am courage wax ko ni politiquement parce que yow mënul la tous am nga say base am nga sa kii même na gars yu bari yoo xam ni APR tey sax même ci biir APR am na ay frustré waaw yoo xam ni nous sommes libres ñun ba ñu dem élection di gagner mairie bi ànduñu ak président Macky Sall. Ah bon? Oui, c'est clair. Et pourtant dañoo gagné suñu dëkk haut la main gagné suñu dëkk gagné coalition Benno Bokk Yaakaar gagné waa APR bu mu leer nañ ñun on est libre. yéen a dem ak seen doole bopp faale woo leen. doole gagné référendum ñëw ñu juboo mënuma loo bëgg mën a ko defaral njaaram rek ñu jàppale la man faluma directeur falu ko sama nit falul sama nit dara lépp lu muy fal ay nitam la ko fal ñun garaawul mën nañu muñ ndax njaaram mun ma man ko defal Diourbel ñu ànd ak yow waaye tey jii képp ku la wax tey mën na laa gañal njaaram gii te su defoo dara ci njaaram dalay nax ba ci man mii. Ah bon? maa ko wax tax boobu nit ñi kenn moomu leen te ba ma ko wax lu Aminata Tall mi ngi toog Dame Diop mi ngi toog. Ah bon ci kanam Aminata Tall Dame. maa la ko wax ñu ngi toog mu ne ma léegi lan mooy sa problème ma génn samay dossier mën na ko lii boo ko defaree njaareem de su ma waxtaanee ñoom yàlla mën na maa defal sotti ñu jàppale la mun ma ci lan nañu jéggoo ñu dem référendum mu metti trop ma leeral waa njaareem affaire bi metti mënuñu ko sax gëm. parce que nag ku jóge fii dem tëb jàppale président dañu foog ni dalaa jox xaalis lu ne lañu la koy c'est normal mais ba nu xeexee ñu maag moom ñu ànd ñu gañ a référendum première victoire après seen défaite deuxième ñu ànd ak ci au conseil maam conseil yu bëree bëri awma dara jël jox ko ñëwaat ci élection député yi loolu ñëpp wax ni bu mu def tête de liste mu ñëw def ma tête de liste ñu gagné 4 fois ñu ngi ànd ak moom président Macky Sall di gagné te bu continuer ci li mu nekk déggal ma ci ñu defar njaareem déggal ma ci ni dëkk bi tardewee ñu xeex ko ba njaareem. waaye nee naa la njaareem de question tardé njaareem Touba gépp dendal moo ko rey loolu laa bëgg nga nangu ko. Touba ci boppam maanaam Touba ci boppam reyu ko mais Touba moo nekk dëkk boo xam ne bii nit ci lañ am Touba lañ ko yóbbu am na ñu jóge njaareem dem dëkk Touba. waaw mais ñun loolu dama ne état lu ñu dul nangooti lu leer laa ci rajo laa ne état lu ñu dul nangooti ñun muy defar Touba di bàyyi njaareem. Touba Njaareem lañu wax sëñ Touba def na 15 ans Touba. ah Njaareem. def na 15 ans Njaareem jumaa ji moom moo def pose première pierre bi julloo ko taxaw fii teylu ko ba mu jeex amul fenn fu mu ko def ci àdduna. moom sëñ Bamba. sëñ Touba armeelam yee moo ni képp ku fi xëy fanaan si kii yenn àjjana ku ñu fay suur ngoon nga fanaan si àjjana moom armeel yee fu mu am la mu def Jurbel da ko def fenn. ñun du ñu nangu laa la wax kenn di defati benn dëkk ak bu mu mën doon te defaroo Jurbel loolu duñ ko nangu man en tant que maire du Jurbel bu nangoo defar Touba te defaru Jurbel
bu boobaa ñun duñ ko accepter loolu moom loolu fi gouvernement yi daan def te loolu duñ ko nangu. léegi daal ku fa jaarati njaareem jëm Touba day defar njaareem wala ngeen jàkkaarloog moom. dama ni da ngay defar njaareem waa Touba nañuy xeexal seen bopp. Touba am na maire. waaw dëgg de Laat ka am na maire. waaw dëgg de am na maire Touba man du ma xeexal Touba man. maire njaareem laay xeexal parce que waa njaareem ma fal waa Touba fal ñu. waaw loolu am nga ko waa njaareem faluñu ma waa Touba faluñu ma pardon waa njaareem la fal c'est que Touba moo ko phagotisé maanaam mooy ñëw rek di yanu di yóbbu mbokk yi ma fàttali ne ba léegi ñu ngi ci jano bi ak l'honorable député Malick Fall nekk ci mbootaay gi c'est mouvement yaa ngi ko tuddee gëm sa bopp nekk entrepreneur nekk maire bu njaareem nekk député à l'Assemblée nationale. yow Macky Sall dafa laa woon ne la kaay ma def la député wala Macky da nga ne teg deal à part bon c'est vrai que da nga ne ko jàppale ma jàppale la. voilà mais bi loolu jàllee Macky boobu nga ko mujj a dégg ah Macky moom ay mbiram noonu la bu la xasee ba teg fële pare na ci yow. mais man Macky. wala soxla woo ko. dama ni la bu ñu ñëwee daf ma boole ak directeur Ageroute. Ibrahima directeur Ageroute. waaw ni oo ko ni ko kii liggéey ak moom ci tali. mu woo maa liggéey bu AGETIP. ni ko liggéeyal ak moom ci affaire équipement yi dégg nga Abdoulaye Diouf Sarr boobu moo doon ministre boole ko ak man ci yooyu yëpp kon ñi ma booleel maa ngi dégg ak ñoom ba ci asso bu nekk Promoville ñu ngi liggéey bu baax a baax la ñu bëgg ñu ngi koy def ba altine bi dañuy tabax mart te ñoom ma booleel saa ma ñu ngi may jël li ma wax na ñoom ñu ngi koy def te man loolu moo ma amal solo Macky Sall ba affaire jàllee ba tey gisuma ko dégguma ko owuma ko la ma amal njariñ mooy la may xeex pour ñu def ko ci njaareem maa ngi koy xeex guddi ga xam la ñam ma boolan am nañ tardement ma am ci rëcc fu mu mën a jaar naa ko wër waxtaan ceeg moom ci loolu. mais defar gi entre Touba ak njaareem boo ko xoolee sax bee ko Sénégal gépp sax la ñu kii mais jaru ko parce que yow Touba lu fa Macky def it bu fa wootee ñu gañe ko ba bërki démb. waaw mais loolu léegi. référendum woo député woo te kat gars yi bu ngeen saboté wu la élection yi waa Touba dana leen dóor ba. waaw te yow njaareem gi ngeen di kës yéen a fa tane. waaw mais boo xoolee Dakar yi Dakar tamit ay Médina yooyu dañ faa gagné Macky Sall. Médina mais Bamba Fall la ko gagné. waaw moo ko fa gagné. li nga war a wax kañ mooy kenn ku nekk na góorgóorlu mu gagné ko xam waa Touba ak ña fa nekk ak responsable yam fa nekk nañu góorgóorlu man déjà man du ma waxal kenn mais am na ci nga xam ne mu ngi liggéey Touba. waaw bon du nga ko fi léegi muy Galoba. waaw jàmbaar la de. waaw. maa ko gis ndax damay dem di defar samay oto foofu gaaru ceer bu ma toog su ma laajee mbàkk nu ngeen ko gis ñu ne ma Galoba da jàmbaar la kon genre yu mel noonu. mais Abdou Lahad Ka ma nga fa. Lahad Ka mënuma dugg ci ay. mais de toutes les façons mënuma ci sori. waaw ñun ñëpp ay politiciens lañu. xam nañ nu mbir yi di doxee xam nañ ñan ñoo reyante ba fal seen bopp ak ña nga xam tey jii dañ leen jox ndomba gi rek du dëgg. waaw Touba moom dañ naan ne diw toog rek mu toog. loolu léegi nag ku ñu jox ndomba nag ci sëñ bi nga wékku boo liggéeyee baax na boo liggéeyul baax ci sëñ bi nga wékku ñun ñi nga xam ne dañoo muyal a mayo ba reyante ba xam bu ñu reyantewul bu ñëwee duñu falawaat dinañu xàbbeeku reyante ba bugg a falawaat def ay résultats loolu ñoo ñu ute ak ñu bëree bëri. fu réew mi toll. bon Sénégal doxul. man réew mi dafa Macky nangu waay Macky yow tamit Malick réew mi doxul waaye nit ñaa ngi bëgg waaye dara amul. waaw waxante xanaa yéen ñi nekk ci kaw yéen moom mais noonu taalibe yi day noonu day. waaw déet noonu taalibe yi de noonu moom. daal mais xam nga tey kenn ku nekk sa appréciation nga am ci réew mi dox na. appréciation bi mi ngi nii c'est négatif. gars yi am na ci ñi nga xam ni d'accord nañu dox na am ci ñi nga xam ni d'accord nañu dox na. ñan ñoo ne d'accord na dox na. mais déjà am na ñi nga xam ñu ngi liggéey seen business mi ngi dox seen affaire mi ngi dox. imagine xanaa yéen ñi ci pouvoir diggante bi aéroport bu bees bi ubbi na. aéroport ban. aéroport bi tous les problèmes ngay. autour à péage bala ngaa jàll da ngay bëgg am. mais ba tey mais au moins am nañu lu bees. taxi borom taximaan yi barki démb lañ doon grève fii c'est normal œuvre yàlla rek mat ñun matuñu dañuy defar di corriger ndànk-ndànk ba mu baax. ndax aéroport bi mën na dem fii ba 10 ans 20 ans lépp ko corrigé wu mais en tout cas daal El Hadj Maodo dëkk bi si wàllu boppam wax dëgg ne yàlla damay waxaat di ñu nañ delluwaat ñu gën a liggéeyaat gis nga kii président États-Unis dégg nga bi fi nekk. Trump ak président États-Unis bi fi jógee. Obama discours la fi nekkee woon mais américains yi ñoo liggéey la fa nekk ñoo ko xeex ba dëkk ba avance. nañu jàpp nañu bàyyi ni président de la république bu mu mën doon moo xam Ablaye Wade moo xam keneen moo xam maire bu ñu leen jiitalee nit ñi ñooy liggéey pour dëkk bi dox
nit ñi ñooy xeex pour dëkk bi. mais moom war a joxe mais exemple moom ci boppam moom moo war a mën a conduire politique bi tax nit ñu avancer. liggéey bi nag comme ni nga def ma di ko def dem xeexi ci terrain bi loolu lu am solo mais nag appréciation dëkk bi dox na ak appréciation dëkk bi doxul kenn ku nekk ak na nga koy gisee. non kenn majorité bi mooy Sénégal yi yow wax nga ko léegi ci mbay mi y a des problèmes gerte gi daw doxul infrastructure yi bon c'est vrai que am na ay ruq-ruqaan nii mais Sénégal rek du Dakar. mais li ñu au nord du pays y a des problèmes géej gaa ngi nii gaa yaa ngi am problème entre Sénégal Mauritanie pétrole bi. waaw yéen kay moom tubaarkàlla. waaw mais boo xoolee tey mbay mi par exemple. li ñu bay ren ci gerte mosu gëj nañ ko bay Maodo. moo tax mu lamb. mais loolu nañ sant yàlla mais buñ ko amutoon nag année yu bari yëpp nga amutoon. bu ko baykat yi amee pare du bujj fenn des ci seen i loxo kay. kon ngeen bañ leen promettre loolu lépp nañ ci liggéey pour jéem a seet yan solution la ñu mën def pour consommer gerte gi pour mën ko transformer et puis loolu occasion ñu defar suñu or bu ñu ko defaroon rek dëkk yi mel ni Njaaréem ak Kaolack yëpp dañuy dundaat usine boobu bu dundaatee rek dina vraiment dëkk yi. am nga kilifa gu ñu fa teg Pape Ndiaye xëy na mi ngi lasti. voilà xam naa luy tolloog benn minute rek moo ñu desee wala ñaari minute Malick luy tëjee waxtaan ko ak Sénégalais yi parce que yéen moom seen cas dafa critique association des maires waroon nañ ci wax lu bari ndax maire nga assemblée nationale amul rupture loolu moom ñëpp d'accord nañ ko sax heureusement que wax nga affaire Khalifa Sall bi c'est politique loolu moom kenn mënu ko ci dindi ci koo xam ne ki yaa ngi nekk allié di jàppale Macky Sall looy tëjee. man lu may tëjee sama kàddu gu mujj rek mooy sant waa Njaaréem aussi. parce que soo ma. Njaaréem rek du Sénégal waay. waaw parce que man soo ma invité fii. waaw d'accord am nga ci droit ñëpp xam ma. am nga ci droit. ak ñëpp bu ma Sénégal xamee tey waa Njaaréem. loolu d'accord naa ci sax moom loolu. kon loolu moo tax ma ne ñoom. waaw d'accord dama leen sax ndax xam nga Maodo. man bu ma daan julli ak sama njaboot. dama daan jullee fu sore ci kii ba. suñu mënta xaa jiite ñu xam nga taalibe ñun dañuy sulli ay 100 mètres. mais tey boo nekkee maire. léegi da ngay ñëw juste julli juste ci wetu sëñ bi maire gouverneur ak sëñ bi ak sëñ Alaaji sama sëriñ ak sëñ Muntaxa mais tey jii aujourd'hui ba ma nekkee maire ba tey damay julli juste ñun ñeent ñooy nekk ci dende kon loolu tey ab taalib bu ñu ko defal ña tax ñu def la loola ba nga mën a teew foofu Maodo ñooñu sant leen dara newu ci man Njaaréem awma lu ma leen fay. d'accord dëgg loolu ñoom du ma noppi di leen ko wax mukk ndax lu ma mel tey ñoom la kon ñoom laay sant mouvement bi nga xam tey ji ñoom laa ànd di liggéey mooy jeunes yi femmes yi ak ñëpp coordonnateurs yi ba tey ji ma mën a toog ba mën lépp lu ñu am Njaaréem ñu bokk ci ba mën ko. lan moo tax yow kenn mën laa invité fenn ba nga ñëw lu tax nga nangul ko Sud FM tey. lu tax man nang ko yow parce que yow sama chauffeur bi moom loo wax mën a Maodo. du nelaw guddi. loo wax mën a Maodo moom xaw moom vraiment. loolu kay c'est la rajo bi moo baax rek waaye du man kay. da nga objectif da nga jullitee da nga baax. man li tax nag du gaaw a dem rajo ndax boo defee remarque ñii am na ay politiciens yu bari chaque émission la ñuy def rajo télé ñu feeñ mais bu ñu demee élection 0,0 la ñu am. ah bon coow la fi nekk rek. coow rek dem rajo coow Macky maam Cheikh Ibrahima Fall ne nañu fay wax ba bàyyi jëf ñun nag danoo préférer jëf ci terrain bi nekk ci terrain bi jaxaw sa. gisuma fu ñuy fay jëf wax bàyyi jëf. waaw looloo tax loo tax nag wax ji ñu du ko néewal lool. tey jéem a jëf tey wan na seen jëf. yàlla jàppale yàlla yokk Diourbel ba Diourbel gën a rafet ci Sénégal te Diourbel mooy capitale Sénégal. jërëjëf l'honorable député Malick Fall nekk tamit entrepreneur nekk maire bu Njaaréem ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm mbokk yi kon lii moo doon waxtaan bi tey beneen dimanche incha allah daañu dikkaat ci beneen homme politique wasalaam.